liggéey mën nañu ko tàmbaliwaat suba wala ginnaaw suba ginnaaw bi ñu ko dakkalee woon ci aljuma ji nguurub Sénégal kon moom moo jël engagement ne dina leen fay bor bi mu leen yoreel benn pàcc la leen di fayagum bor bu muy lu tollook ñeenti milliards ci suñu ay koppar ñeeloon kon politique de subvention bi nga xamante ne tegoon nañ ko ngir ñu bañ a yokku njëgu blé bi muy benn kon ci mesure yi nga xamante ne jël nañu ko ci négociation yi ñu amaloon biig ci guddi daanaka dafa guddee jeex mu doxoon ci association bi ëmb meññee yeeg industrie lu Sénégal yi ak jëwriñ bi ñu dénk wàllub finance waaye mu amoon ci wetam directeur du budget li ci des li ñu leen war a fay ci bor bi toll ci fukki milliards ak juróom nee nañu fi rek ndorteelu weerub juillet bi daañu leen ko fay ñu ond ci ak njiitu association boobule. waroon a fay xaalis boobu ba léegi ñu taxaw di laaj waaye gisuñu ci benn bunt bi ñu xaajee nag ci lañ ñu nañ taxaw parce que am suñu pexe yàlla nag def ñu ci sutura parce que démb dañu amee jotaay ak ministre finance bi ak directeur du budget wax nañ ni bor bi jot bi moom amaana mën nañu ko fay parce que yor nañu ko dañuy yor dèjà ñoom dañu ko fay maanaam tey la ñuy def kayit gi parce que buñ ci mënee jot suba wala gannaaw suba moom daal lañ ci dam ba ca des comme xaalis bi yoruñu ko nañ leen may ba maanaam début de juillet ñu ni kon ñun bu ñu jotee bataaxal bu firndeel ni rek daanaka fay bi moom jub na bu boobaa ñun dañuy reprendre suñu activité bon njort nañu nag tey dinañu ko signal bu ko defee suñ ko jotee tey suba incha allah liggéey bi dina tàmbali. mu nga kon Mansour démb rek boulanger yi ñoom ñu ngi doon tàmbali tiit ne boo moyul njëgu mburu bi bu yokkuwul mburu ci boppam moo dul am tey ñuy xam ne ni jàmm mën naa dellu si ci côté ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar farine bi. mais loolu moo jaadu si diggante gouvernement bi li mu leen amee mu jox leen ko parce que engagement la woon yoo xam ne def na ko. donc faw mu wàccuwanteeg loolu comme ça ñu mën a def seen liggéey ñoom itam ay industrie la ñu yoo xam ne dafa am lu ñuy soxla ci wàllu liggéey je pense di aajul woon sax ñuy egsi fii nag ba egsi ci wax ji coow lii ba ñuy dànkaafu ba ñi leen di woo tardivement pour jéem a trouver solution bon je pense état bi war nay dogale yenn ci ay situation yoo xam ne taxu ko am solo état wootoon nekk koo xamante ni ku mu amel ñëpp dégg leen loolu itam mënut a continuer jaaduwul xat yi mu ngoog Mansour ñu wax nag ci tënk ci procès bi nga xamante ni moom moo ñeenti liir yi lakkoon ca unité néonatologie bu hôpital Magatte Lô bu diwaanu Linguère dàkkati nañu ko bile yoon nag retour de citation moom la ñu wax bu njëkk ba ci ab fàttali dañoo ne woon partie civile ba nekkuñu fa woon président bu tribunal bu grande instance bu Louga kon bés bi mu jàppaat mooy fukki fan ak ñeent bu weerub juillet ba tey ci wàllub wérgu yaram secteur boo xamante ne jamono ji dafa bari jafe-jafe lool fédération bi yoon bu syndicat ñi yëngatu ci wàllub wérgu yaram seen grève bu ñetti fan tey lañu ko tàmbali waa F2S ñoom la ñuy ñaawlu moo di contractuel yi nga xamante ne nguur bi boolewu leen ci salaire yi ñu yokk ñuy xamle itam ni seen grève téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukki yeeg ñett yi kon topp nañu ko bu ñu sukkandikoo ci njiitu F2S di Jo Mané ñu déglu ko. liggéeykat yi participé nañ ci bu baax a baax nañu wax ni 93% la taux bi toll malgré respect des urgences yi nga xam ne mujjee nañ ci woo liggéeykat yi pour ñu mën a jël urgence yi loolu nag ñu ngi ciy gërëm bépp liggéeykat nga xam ni bokk nga ci grève bi jàpp nga ne mbir mi sa mbir la sa yëf la di leen ñaax nag wax leen ni ñu gën a taxaw gën a am pas-pas ci li nga xam ne moom la ñu sumb nii pour que gouvernement bi delluwaat toogaat nit ñi ci la nga xam ni waxtaanoon nañ ko ñu am ñu bëri ñoo xam ne dañ leen boddi mu am tamit li nga xam ne dafa dem ci lemp bi mu am loo xam ne ci peyor bi la dem ci ñeneen ñi nga xam ne ba léegi jotuguñ ko ñu mun cee toog mun cee waxtaanaat jéem a seet naka la ñuy saafara boobu mbir parce que jàpp nañ loolu tamit moo mun a indi jàmm ci bërëbu fajukaay yi. Léopold dégg nañu leen seen grève bi ñu annoncé woon ne tey lay tàmbali topp nañu ko à 93%. à 93% la ñu commencé grève bi. ah waaw. loolu mën nañu ne réussite la. ci ndorteel bi mën nañu ne réussite la. ndax mën nañu. ne réussite la ci ndorteel bi. ci waaw réussite la normalement si 93% moom je crois que c'est une réussite. waaw mais de toute façon tamit c'est bien quand même que de s'exprimer nit ñi ñëw encadré la ñu def ko ci jàmm ak salaam te et puis amul benn xiiroo ngaayo donc loolu rek c'est déjà c'est quelque chose de bien. mu ngoog ñu dem nag place de la nation ni ñu leen ko doon waxee ni ki sànq
dafa amoon mobilisation bu mag a mag boo xamante ne moom moo fa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu ñoom ñoo woowoon askanu Sénégal ngir ñu ñëw foofule ñaawlu li nga xamante ne ñoom moom la ñu dippee ay dérive régime bi nga xamante ne moom moo fi nekk waaye itam ñu daal di addu ci dépôt liste yi ñeel législative yi président Macky Sall ak ñamu àndal daanaka lu ne dégg nañu ko ñun dañuy dem foofu sax fekk fa Safiatou Bandiaye Safiatou ñu Safiatou Bandiaye mel ni Safiatou Bandiaye ñu ngi lay nuyu. Safiatou Bandiaye kon moo ñu teewal foofule ca place de la nation daañu jokkoo ak moom léegi rek daal di wax kon ci ba tey ci wàllu manifestation ndax bu manifestation di faral di am ci bërëb boobule di place de la nation askan ba fa dëkk ñoom dañuy tàmbalee tiit waaye dafa mel ni ci bésu tey bi la ñu doon ragal mujjuta am ni ki tey ci suba ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkk kon suñu reporter demoon na seeti leen ñu ci bari ñu fay jaay ñii laluñu ñi ci des ñoom dañoo teel a tëj élèves yi itam dañu leen teel a bàyyi ci école yi ñu daal di ñibbi ci seen ay kër ñu ondu ci ak Mame Mbaye Ndiaye. franco-arabe Khalifa Babacar Sy mi ngi jàkkaarloo place de la nation ñu gën koo xam ci obélisque. tey ji nag ndongo yi dañuy teel a ñibbi. ñu ngi nii di dem man maa ngi dëkk ba Cambérène déjà problème bi mooy xale yi il faut que ñu sécuriser la bañ dem après ñu dem ñibbi te ñibbi bi man xare ba daal la. ca wet ga jaaykatu dàll bi it nee na moom 15 heures du ko fi fekk. ay 15 heures rek te maa ngi daan tëj ay 19 heures parce que affaire bi bu commencé moom mooy loolu débordage day am dootoo mën a contrôler te benn client du ñemee dugg si. tey maa ngi nii nar ma woon xëy si sax après laa dinaa ñëw rek xool lu ma fi fekk baax na. matukaay yooyee sax mënees nañu wax ne père de famille bi moom la jël mu ngay dikkaat it si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund saa bu fi manifestation amee. bi passé for naa fii ñett lacrymogène ci kaw terrasse bi. waaw sama grand frère bi si kaw la taxawoon bu yàllaa ko dimbali mais kon mu laal tànkam loolu tam yooyu yëpp ay situation la. non moom bëri na fii ay borom kër yoo xam ne boo leen laajoon dañ la naan ñoom ñu jóge fii moo leen gënal parce que lii metti na trop. jàngalekat bi it moom it am na ca bësam. surtout que nag bii passé dama cee jëlee feebar avortement 2 mois xam nga. waaw dañu sànni lacrymogène toj vitre yi xale yi daw dugg ñu su ma leen deful woon noonu leneen mën na ci xaj day dem bala moo yegg ci xale yi mu dal ci ma moo tax ma jëlee ci loolu jëlee ci nag ay séquelles itam. tey ji nag seen ak dëkkandoo ak place de la nation ñu gënoon koo xam ci obélisque doon na lu metti si ñoom ndax fii nag ku am lu la metti fii ngay dikk te gàllankoor bu ci manti am ñoom ñi dëkk ci pegg gi ñoo koy dund. mu nga ko ku jégi mooso manifestation pacifique moom la ñu doon woote fitna bi ñenn ñi doon ragal yëpp amul nañ ko waxee woon noonu lañ ko defee. mais mënut a am moo tax démb ma ni état bi bu ñu leen xañ autorisation loolu mooy indi fitna te bu ñu leen fekk fi ñuy manifester loolu mooy indi fitna. alors ana coow li. def nañu seen déclaration ci jàmm te loolu la loi bi wax. aaye gi ñu leen ko bëggoon a aaye moo nekkul loi moo nekkul yoon. parce que amul lu mën a tee ñu encadrer marche bi ak manifestation bi amul lu mën a tee ñu taxaw leen ba ñu noppi ku nekk ñibbiwaat. ñu ñëw di ci manifestation la ñu ñëw tojuñu taaluñu boo bëggee def manifestation toj wala taal boo commencé ci seen buntu kër ngay commencé taal ay pneu wala ci mbedd mi doo dajale obélisque même ci jamono nguuru Abdoulaye Wade 2011 ci pré-électoral bi Mamadou Diop faatoo woon itam nii dong la woon bañ loo mënoon a nangu te bu ñu ko nangu woon xëy na benn bakkan du ci rot du am benn problème donc ñi jiite nguur yi nañuy doxalinu dëgg loolu mooy yoon def nañ ko ci loi bi am nga ay police encadré marche bi ku nekk def sa discours après dem ñibbi ku nekk déjà ñu demoon ci manifestation sonn nañ ku nekk yaa ngi bëgg a dem ñibbi ku bëgg a ñibbi pour noppalu ji doo taal loolu mooy dëgg loolu moo jaadu moo tax gis nañ def nañu ko amul beneen problème yeneen demande manifestation yi nañu koy autoriser encadré ko après mu jeex loolu mooy démocratie. dégg nañu leen Léopold li leen metti ci DG ak conseil constitutionnel lépp wax nañu ko fa waaye itam li leen nakari ci président Macky Sall ak régime am. waaw c'est de bon droit d'ailleurs loolu la ñu woote woon dañ ne dañuy woote maanaam pour mun a xamal askan wi yan jafe-jafe la ñu jànkoonteel. waaw comme nu ko Mansour waxee ne que foofu moom place de l'Obélisque képp koo xam ne dafa am looy ñaxtu foofu nga jëm dem nañ fa ñoom sax ñoom ñoo joxe woon garantie ne que danañ fa dem
dem te danañ fa wax lañ fa war a wax waaye du am débordement gis nañ ne que amul débordement parce que démocratie tamit loolu la c'est-à-dire que boo bëggee def ay marche ñu bàyyi la ko boo bëggee def ay déclaration parce que loolu yëpp dafa di loo xam ne yelleefu nit ki la astama koo xam ne dafay politique donc mënoo koo xañ kële ba pare nga koy permettre également yow ñi nga bokkal ñoom tamit ñuy def ay déclaration donc loolu dañ koy rafetlu parce que Sénégal noonu la war a mun a doxee waaye nekk fii di def yenn yi day ñaaw trop ci ñi nga xam ne dañoo bëgg a jiiti réew mi boo bëggee jiiti réew mi da ngay ànd ak dal ànd ak xel ba pare di ànd ak loo xam ne ni moom la askan bi di woote su loolu amee nag loolu mun nañu jàpp ne que tey ji gàcce gaalama ñoom parce que li ñu waroon def nañ ko ci njëkk ak teraanga ñu ngi sant yàlla bu baax te yàlla na continuer nii amiin mu ngoog Léopold ñu waxati nag ci njëgu super carburant litre bi nga xamante ne dafa yokku jóge ci 775 jàll ci 890 francs CFA muy yokkute boo xamante ne xel mën na koo nangu bu ñu sukkandikoo ci Sombatal xam-xamam màcc ci wàllub hydrocarbure ak mine la mu xamle mooy réew Sénégal ak yeneen réew yi ci àdduna bi yëpp njeexital yi nga xamante ne moom moo tukkee ci guerre bi dox ci diggante Ukraine ak Russie moom la ñu nekk di dund te yeneen yi ñuy jëfandikoo mën naa am yokkute bu fekkee guerre boobule dakkul ñu on chèque moom. que mu ngi continuer njëg yi dañuy xëy di ñu yokk li tax ma koy wax nag jàpp naa ni réew yi moom amuñu ay xarit ay intérêt la ñu am te ci contexte bi dañuy wax ni géopolitique mais man dama ciy boole géostratégique di wax rek que ni Europe tey jii jàpp nañ ni 65% de ces produits muy gaz que muy pétrole ci réew yi la jóge te it jàpp nañ ni céréale bi ñuy consommer ci réew yi la jóge ba ci ñun Afrique may fàttalin le 15 mars barilu pétrole bi mu ngi toll woon ci $98 tey jii bi mu di 50 jotee baril bi mu ngi toll ci $121,86 ñun nag Afrique ñu jël ci sunu wàll li tax ñu jël ci sunu wàll mooy ñun jëluñu sunu destin politique en main parce que buñ jëloon sunu destin politique en main tey ma jël réew mu mel ni Sénégal nga xam ne ndox mu neex miy jógee ci fleuve Sénégal bi daanu ci océan Atlantique bi nga am suuf am ndox am jant am ay ndaw yu am kattan macha allah am ay ndaw yoo xam ne seen élite intellectuelle macha allah ba nekk ci ay ingénieur ci wàllu mbéy kon am na loo xamante ni waroon nañu mën a atteindre suñu souveraineté alimentaire et non benn sécurité alimentaire. keneen yooyu na ci yàbbi mu di Maysa Babou moom la mu xamle moo di réew Sénégal seen stock ci boppam la ñu jeexal te nguur bi fi ñu teg seen tànk bu ñu ko teggiwul seen ay finance publique ci boppam moom la ñu nara lottal ñu déglu ko. rek Sénégal stock yi fi nekkoon dafay jeex te actuellement ndax ak guerre bi moom ku dem importé yi ndax Sénégal lépp lay importé li ñu importé rek day ànd ak guerre bi nga xam ne kon dafay cher moo tax ne nii diw ak suukar ak yëpp dafay yokku ak ceeb wante bokk na ci essence ak gaz ba nga xam ne gouvernement bi xam naa téena ba sonn yenn yi mënutu ci dara mu commencé libéré bi benn ñuy yokku mais jàpp naa ne guerre bi moom dafa jeexagut kon nag il faut que ñu pare xam ne njëg yi moom ci kanam la jëm day gën a yokku ndax guerre boo xam ne ni jeexagul te sanction yi ñu teg Russie fekk dindiwuñ ko aussi day mel ni guerre bi day continuer kon nag jàpp naa ne mën nañoo waajal ay njëg yu cher daal malgré nag effort yi nga xam ne gouvernement bi nga koy def pour téye affaire yi di subventionné mais dafa tar boo xam ne ni mënut a téye lépp daal. njëkk yi ci kanam la jëm Léopold ba daanaka ci ndoxteelu guerre bi la ñu ko tàmbalee wax tey est-ce que anticiper nañu parce que defe naa ne dafa amoon benn kees boo xam ne nii saay bu njëgu kii bi pétrole bi yéegi Sénégal foofu lay tibbee pour mun a matali léeg-léeg saay bu wàññee nag Sénégal day profité ci loolu am loo xam ne da ko denc donc stock bi nga xam ne maanaam xaalis ku ñu denc la goo xam ne wax dëgg ak yàlla dañ koy saa su pétrole bi gënee am ampleur dañ koy jaay jëlee di ko maanaam matali tey jii nag loolu stock bi su demee xaalis googu nga xam ne moom lañ doon jël di ko def genre keesu péréquation mooy maanaam fii yokk nañu yokk fii wàññi nañu wàññi fii denc donc loolu moo ñu dal te fu mu nee nii du ñun rek la dal parce que damay dégg ñoo xam ne dañoo jàpp ne que Sénégal rek la njëg yi maanaam kawe mais wax dëgg ak yàlla lu ni mel nii nguuru Sénégal mënu ko maintenir jusqu'à ay 2 ans 3 ans donc le fait que ça Macky Sall déplacé wu c'est parce que moom dafa comprendre les enjeux qui se dessinent xam na ne que suñu continuer nii ce sont les pays pauvres comme ñun les pays africains ñun ñoo ciy gën a ndóole te problème bi mooy lenn
mooy maanaam slogan bi nga xam ne moom la Bougane di wax très souvent gëm sa bopp. bu ñu gëmoon suñu bopp peut-être duñ ci yegg si fii. parce que am nañu pétrole am nañu gaz mais peut-être dafa yéex a génn te tamit liggéey bi tamit jël yéex mais tamit wax dëgg ak yàlla Sénégal war naa mun a xool. ba am li nga xam ne moo di souveraineté alimentaire am ak souveraineté boo xam ne ni lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo ci monde bi te ñun ñu am ko ñu jéem cee taxaw tamit su ko defee du ñu tàllal loxo kenn. justement souveraineté boobule Mansour boobu ba tey itam ñu ngi ciy wax waaye daanaka ci théorie lay am tey gis nañu ni di dem jéggaani waaye wala dépendre ci lu bari ci yeneen réew lu ñuy dund ci lu metti lu bari loolu moom ko ci. Samba Tall Sarr wax na ko. ci link bi am diggante hydrocarbure ndax moom expert la ci wàllu boobu ak Sénégal potentialité yi mu am su ko ndiku ci ngir développer ci wàllu agriculture def naa ni boo dégloo extrême bi dënk na lépp pratiquement wax na ko am nañu ay ndaw yu toll ci seen doole pour mën a liggéey suuf am nañu suuf su ko mate tey ma jox la benn exemple ndaw yi nekkoon ci manifestation boo ci génne woon ndaw ñu am désespoir ñi yaakaaratul seen réew ni ci nekk ay ndaw yi nekk chômeur ku nekk nga promettre ko benn salaire périodique boo xam bu nekkul mensuel nekk après les récoltes pour 3 ou 4 mois ci àll bi mais loolu ay planification la chaque jour moo wax ko fii muy ndak yu Macky Sall yi muy domaine agricole communautaire amul idée bu signalé noonu amul idée bu rafet noonu ci ndaw ñi mën a am liggéey mais ñan ñoo koy piloté lu toll ci 50,000 hectares wala lu ko jige am ndox ñu fay def pisciculture dafa def agriculture dafa def élevage dafa def aviculture nga dajale fa ay ndaw yoo xam ne mun nañoo toog ba après les récoltes wala après écoulement wu ginaar yi ak yu mel noonu nga soog leen a fay dafa leen ay contrat nga am financement boo xam ne ay milliards la mais loolu boo ko joxee golo bu am vision ci dëkkam bu bëgg dëkkam nag laa wax dina ko doxal malheureusement bi ma fi gisee ndaw yi nekkoon ci dag yi ñu def ay manifestations parce que fayuñu leen ki leen jiite génn di wax di jéem a défendre da ngay sax rus ci Sénégal da ngay xam ñu noppee guñu pour décoller et pourtant dag yooyu solution la woon tey boo xam ne bu ñu ko valoriser woon lu bëri ci quantité bi ñuy soxla ci mboq wala basi wala ceeb wala bele mun nañ ko am à plus forte raison ISRA ñu ngi expérimenté léegi ay façon bele yoo xamante ne adopté wu ak suñu environnement mun nañ ko bay fii mais fu ñu koy valoriser bu ñu aménager benn suuf ñi nekk ci kanam teguñu bët lu dul suuf soos ñoom dañu ko mën a récupérer pour moom ko donc utal ko ay këyit pour di ci seentu xaalis mais xalaatuñu bay mënu am ndaw yu toll nii Sénégal am suuf am ndox Lac de Guiers boole ci foo gase 30 mètres am ndox ba noppi di ndóol di dépendre ci lépp loo xamante ni dañ koy bay nga koy dépendre di ko importer loolu nag kilifa yi la neex xadi suñu état bi la neex ñu dëgguwul ci démarche bi beneen bi ci des mooy mais nañu wàññi comme dund bi affaire bi metti na guerre Ukraine bi répercuté wu na ci réew yi mais ñoom nañu wàññi seen train de vie nañu daaneel ñaari institution ñu xool ba xam du feeñ ci dund gi au conseil collectivité territoriale bi luy njëriñam kon moo ko xam ci yéen ak beneen këf bi xaw a dend ak moom xaw ma nu mu tudd te ndam si yàlla sa jibolee ci ko jiite woon xaw ma nag territorial mu ngi fi de kenn daane lu ko de këf ki Idrissa Seck jiite nan la tudd mais ay milliards lay coûté Sénégal nañu wàññi institution yu xool wàññi seen train de vie te boobu sax Idrissa Seck avant ñu koy jox waxoon na ni amul njëriñ c'est-à-dire loolu mooy gravité benn bu nekk li nga gàddu ci ay milliards yooyu doxee boole ci nag ñoom ci seen bopp seen ŋàbbin gouvernement bi dañu wàññi seen train de vie de l'État kon li tegu ci askan wi carburant bi ñuy wax nan mënut a bañ a yokk dund bi ñuy wax naan mënut a bañ a yokk ndax guerre Ukraine bi si mun naa bañ a yokk ñoom ñooy wàññi noos gi ñu noos ci kaw baadoole yi. xarit colonel ci lu gàtt rek maanaam mën nañu jël ci kaso yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñuy dem di béy lu ñu dajale ñoom ñu béy ko suñuy génn ñu jox leen xaalis boo xam ne daa ci génne loolu suñ ko defee loolu Sénégal fu nekk dina naw dañuy nawloo rek mais soo jëlee nit nga koy tëj kaso di ko dundal ba pare jéemoo ko dugal ci loo xam ne du bés bu ko demee ba mën ko su génnee dootul agressé ti dootul defati yenn yi loolu daf cee baax mu ngoog Léopold ñu wax nag ci wooteeb wàllu waaye